Ansoumana Dione jaamu askan wi di candidat ci élection présidentielle bu 2019 amal tournée nationale bu ñaari fan fii ci Thiès tey ak suba ngir yaatal kuréel gi ñuy wax jaamu askan wi déclaration bu Thiès presse et démocratie place de France juróom-ñaari fan ci weeru février atum 2018 juróomi waxtu yéen taskatu xibaar yi ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di am mbégte nag di janoo ak yéen fii ci place de France bu Thiès ngir tournée bi may amal pour yaatal kuréel gii ñuy wax jaamu askan wi pour bile déclaration ñu tuddee ko taskatu xibaar ak démocratie jamono gi fi ñu toll tey jii démocratie ku ne xam na ne am na solo ci koom-koomu réew waaye balaa ñuy wax démocratie dafay fekk ñu wax taskati xibaar liggéeyum tas xibaar bi nga xamante ni moom moo tey démocratie bu ñuy wax démocratie tey ci jamono gi taskati xibaar moo tax dafay fekk ñu am liggéeyu taskati xibaar boo xamante ni sunuy kilifa yi yor réew mi dañ koy jox gëdd dañ koy jox fulla su fekkente ne ñiy liggéey ci wàllu yoon dañu naan nañu moom seen bopp pour que askan bi mën na ci jàmm ñu war a àtt ci xel mu dal su fekkente ne ci wàllu docteur ci wàllu faj dañuy wax naan nañ leen jox ay jumtuwaay mat nañu relever le plateau médical ci wàllu démocratie dañuy wax naan nañu am taskatu xibaar yu am doole tey jii kenn mënul defar réew te bàyyi taskatu xibaar yi ci ginnaaw su fekkoon ne benn pàcc rek ci réew mi moom lañu war a jagal pour que réew mi mën a dox man dama wax ne boobule pàcc mooy pàcc bi taskatu xibaar yi yore loolu moo tax ñii di liggéey ci mbir mi muy taskatu xibaar yi ak ñañu àndal ñooñu dañu leen a war a fexe jox leen ay jumtuwaay yu doy maanaam ñu liggéey ci anam yu gën a rafet ci anam yu gën a ñoŋ loolu nag su waree am pour que mu am ñi yor réew mi dañu war a fexe ba li nga xamante ni taskati xibaar bi moom la charte yi xam ni moom lañ ko teg ñu tegoo ko ngir suñu yaru xale yi ak suñu yari doom su fekkente ne masalan RTS bi ñuy wax te RTS ñun askan bi ñu moom ko su fekkente ne RTS boobu noonu warut a bokk ci publicité yi parce que pour que presse bi am doole dafay fekk ñu yemale ñëpp ci wàllu publicité su fekkente ne RTS waru ko am ndaxte RTS ci xaalisu sénégalais yi lañ koy financé nañ fexe ba RTS boobu bum jot ci publicité yi maanaam ñi si war a jot nañu ko jot lan moo tax kon RTS bi jël lépp RTS kay mi nga xam ne nguur gi moo koy jox sénégalais yi ñoo koy jox bu jëlee publicité yi mais yeneen organe de presse ñoom lan la ñuy am duñu am dara dañu war a fexe ba taskati xibaar yi ñu doon ay nit ñu moom seen bopp ak ay journalistes yoo xam te ni njariñu askan bi rek moo di yëkkati leneen yëkkatiwu leen lu dul njariñal askan wi loolu soxla nañ ko ci réew mi tey jii nii maanaam taskati xibaar bi suy wax na nekk luy xam ne li nga xam ne ni rek dafay njëriñ askan bi kese waaye bu mu nekk parparloo pour ma sàmba da donc wala contre ma demba loolu suñ ko defulee suñu réew mi dana dugg ci musiba ndaxte réew yu bëri ci àdduna bi jaxasoo nañu parce que taskati xibaar yi ñoo déggoowul ci seen biir ñii di xëcc fële ñii di xëcc fii te bu ñu seetloo sax tey jii Sénégal ku ne xam na ne am na lu ñuy tuddee guerre froide ci nasaraan maanaam am na kuje gu mag ci biir taskati xibaar yi ñii di xëcc fii ñii di xëcc fële te loolu yëpp nag boo ko gisee lan moo ko waral muy bojj konte bi ci nekk maanaam nguur gi yemalewul taskati xibaar yi moo ni day
taskati xibaar yi ñoom ñëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom seen jëm bopp école yi ñuy jàngee benn la ñeneen di jàngal benn lañu taskati xibaar bu nekk ci privé ak ci public ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon kenn warul fexe ba wujjee di am seen biir. moo tax tey jii fii si Thiès ñuy woo président Macky Sall moom mi yàlla jox réew mi ci atum 2012 ba fii may wax yow nii mu yor ko dañuy ñaan président Macky Sall dañ koy invité dañuy wax président Macky Sall loolu nga xam ne du yoon jalgati la buñ teg ci kaw taskati xibaar yi ñu teggi ko ñu teggi ko ba mu set ki warul am publicité muy RTS ñu bañ ko jox publicité ñi nga xam ne ni ñoom ñoo war a am publicité ñu leen koy jox pour que ñoom tamit ñu am lu ñu mën a dundee ñu am lu ñu mën a fayee seen liggéeykat. boo demee si réew yu mag yi réew yooyu dañu jël taskati xibaar yi dooleel leen xam nga dooleel taskati xibaar wuyuwul na rek ne danga koy jënd déedéet mën ngaa jox taskati xibaar bi la mu moom te du tee ëllëg mu wax dëgg boo xam te ni arrangé wul yow mi ko joxoon parce que joxuloo ko parce que da nga ko war a jox. ñun mënuñu comprendre fii may waxee yéen nii ci 21e siècle mënuñoo comprendre ay këru tasukaayu xibaar yoo xamante ni mënoo xam fii la ñu dëkk maanaam fii mooy seen siège. masalan boo jëlee SDE di nga xam ne SDE fii mooy siège am ñun bañ juddoo fii dañ ko fekk suñuy doom fii dañ ko fekk waaye lan moo tax yenn taskati xibaar yi rawatina nag ñiy bind journaux yi lan moo tax ñoom mënuñoo am seen siège bopp loolu ñun mënuñu ko nangu waaye nag dama ko waxee sànq boo ko gisee mooy la war ci ñoom moom la ñu deful xaalis bi moo demee boor ñi ci war a jot duñ jot ñu war a jot jotuñu. tey jàpp naa ne taskati xibaar yi dana leen wax a dooleel ndaxte dañ am njariñ ci réew mi amul benn domaine d'activité muy ci wàllu njàng mi ci wàllu mbay ci wàllu politique ci wàllu liggéey ci wàllu koom-koom te soxla woo taskati xibaar amul. tey fa la jàpp na tool tey liggéey yëpp taskati xibaar yi dañ ci am wàll moo tax ñun mënuñu nangu ñu ne journaliste bi dafa nekk nit ku ndóol lu tax journaliste war a ndóol lu tax liggéey bu noble bi muy def lu tax moom war a nekk ku ndóol fa lañ ko teg la moo tax taskati xibaar yi warta mën dawal ay oto yu rafet la moo tax warta mën tabax ay kër yu rafet xanaa moom du liggéeykat comme yeneen liggéeykat yi ahankay dafa war am ay kër yu rafet di dawal ay oto yu rafet loolu ñun moom la ñu gëm te loolu nag président bi xam ne moom la yàlla dénk réew mi moo war a fexe ba condition yooyu ñu mën ko amal dañuy wax aide à la presse mooy ab genre sarax la moo tax mënuñoo wax financement de la presse maanaam alal booy jël ci réew mi jox ko taskati xibaar yi parce que ñoom ñoo ngi liggéey boo xamante ni ñëpp ci gis seen bopp ñun dañu jàpp ne war nañ wax dëgg war nañ waxati dëgg ci suñ biir taskati xibaar bi nit la comme ñëpp citoyen la comme ñëpp bu am ay bëgg-bëgg te buñ ko joxulee loolu dafay nekk bunt ci wàllu ger te ger nekk na loo xamante ni tey jii foo dugg ci réew mi ger bi ma ngi fa te réew du développé mukk fekk ne ger mi ngi am kon su fekkee ne da nga bàyyi taskati xibaar bi boppam ne ko demal mel ni rek ganaar buy for di dem wala picc buy naaw di for déedéet loolu bu amee rek ger day daal di ko bëri te loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ma leen di gërëm. suma candidature ci élection présidentielle bii di ñëw bu 2019 dama di koo xamante ni sénégalais yi laa bëgg sama biir xol te sénégalais yi jamono gi ñu toll nii ñooy wut ku leen wallu sénégalais yi ci seen bopp ñoo bëgg ku leen wallu ndaxte gis nañ ne ci indépendance ba tey ay homme politique ñoo koy jiite te boobu ba tey seen i jafe-jafe mi ngi fii day gën a yokk ñu ne nag kon ñun jot na gannaaw ñun
ci wàllu social lañ doon dund la ñu doon liggéey bu ñuy wax politique dëggantaan du lenn lu dul social lan la ñuy wax la gestion des affaires de la cité. La gestion des affaires de la cité, c'est pour vaincre la demande sociale, c'est pour satisfaire la demande sociale. Et cette demande sociale-là, elle est toujours là. Nous, nous œuvrons dans le social, nous avons été toujours politiques. Nous, ci wàllu social lañ doon yëngatu te loolu mooy politique moo tax jàpp nañ ne social boobu ñuy def moom mooy politique te ci social boobu lañ fas yéene jaar jël réew mi parce que ñoo ngi ci xolu sénégalais yi wóolu nañu man Ansoumana Dione def naa 20 at rey sama bopp jël sama jot jël sama alal jël sama lépp ba amuma dara ma jox ko sama réew kon dafay jaadu rendez-vous la am ak peuple bi en 2019 élection présidentielle rendez-vous la ci benn nit ak benn askan ku amul rendez-vous mënuloo présenté wu ci élection présidentielle waaye nag su fekkente ne nag da ngay xeex nguur mën nga wut doole mën nga ànd ak ku la neex ñu ngemb la pour nga jëlee fi ab nguur ñun xeexuñu kenn ñun jéemu ñëw daanal kenn lan lañ am mooy dañu jëm ci tànn njiitu réew am nañ qualité yoo xamante ni bu ñu taxawee ci kanam askan bi joxee réew mi askan boobu danañu dégg te danañ mën a jox boppam pour ñu yoral ko boppam njiiti réew lan la yéen ñu ëpp jot yoral leen suñuy alal ngeen def ko ci fañ ko bëggee waaye boobu léegi lan la ñuy gis ay njiit yooyu dénk réew mi ñu jël seen bëgg-bëgg jiital jël bëgg-bëgg askan bi teg ko ci gannaaw. Ansoumana xam nañ ne bokk ci élection présidentielle dafa laaj ay moyens yu bëri laaj na nga am caution laaj na itam nga am ay moyens de campagne te wax nga ne sànq ne lépp loo amoon def nga ko ci askan bi ba amatoo dara fan nga fas yéene jëlee loolu. damay wax bàkk démb ne sama déclaration de patrimoine 0 franc la man awma dara donc dana yomb en 2024 pour ñu seet ndax sàcc naa alal réew mi wala sàcc ma alal réew mi def naa ki jël 20 at jox ko réewam kooku du jël 20 dërëm réew mi caution bi maa ngi koy jëlee ci askan bi ci boppam dama woo junniy volontaire ku nekk joxe 20 junni muy téeméeri million loolu rek doy na ci caution bi mi ngi ci loxol sénégalais yi man Ansoumana Dione sama wàll ci mbir mi mooy sama engagement ñëw ne damay nekk candidat askan bi nga xamante ni dafa soxla candidat te ñoom mënuñu nekk candidat ñu ne kon xaaral ñu jàpp ñu ànd ak Ansoumana Dione pour que ñu jël suñu xaalis jox ko mu dem teewal ñu ci élection yi pour que ñu mën ko jox suñu bopp lii laa ko fas yéenee